Vous êtes à la recherche d'une éducation de base pour votre enfant. Vous êtes à la recherche d'une réussite pour votre enfant. Le groupe La Boussole vous y aidera. Le groupe La Boussole, nous sommes une école franco-islamique à plusieurs cycles préscolaires, élémentaire et collège. Au groupe scolaire La Boussole, nous avons aussi une branche spéciale Tahfiz ou apprentissage du Coran exclusivement en régime externat ou en demi-pension. Nos enseignants sont réputés être très sérieux et le groupe est profondément très sérieux car une école franco-islamique a un sacerdoce. Éduquer l'enfant, orienter l'enfant, mais aussi l'accompagner. Avec La Boussole, mettez votre enfant sur le chemin de la réussite. La Boussole école franco-islamique, nous sommes à Dakar, 55 cité Sotrate Mermoz Dakar, 33 860 0006. 33 860 0006 ou le 77 460 95 95. 77 460 95 95. Ou La Boussole Zac Mbao, lot numéro 23, cité Yaye Sokhna, Zac Mbao Dakar, 33 836 07 02. 33 836 07 02 ou le 77 159 60 60. 77 159 60 60. Mail laboussole2013@yahoo.com. mbokk yi école La Boussole ñëpp ko ràññee ci jàngale bu mat sëkk boo xam ni am na ci préscolaire am ci élémentaire am ci collège li gën a am solo mooy école franco-islamique lañu di nga jàng français waaye it am nañu branche bu spéciale bu ñuy wax tahfiz boo xam ne xale bi dafay jàng alxuraan su la neexee en externat wala en demi-pension. ñi ngi fii ci ginnaaw 2 voies Cheikh Béthio 55 cité Sotrac Mermoz am nañu beneen école te Zac bu Mbao numéro 23 cité Yaye Sokhna Zac Mbao Dakar. La Boussole Dakar 33 860 0006. La Boussole Zac Mbao 33 836 07 02. Les inscriptions 2020-2021 sont ouvertes. sama gars yi yow mi jàkkaarloog man di ma seetaan maa ngi lay siyaar di la nuyu di la wax na la ci ndaanaan la ñu jóge woon ma diggéen loon benn ndaanaan encore tey ki ma leen indil kenn du ko présenté jaru ko sax parce que wax ji waxaat la rek te day metti koo xam ne def na lu ne ci musique sénégalaise macha allah mu doon koo xamante ne nag tey boppam kenn xamulu ko lenn mais dafa am loo xam man waruma ko sax di wax damay bàyyi moom mu waxal ko boppam mais kan la amee grand waaw Assane grand na mu naa la maa la raw mais Assane man damay kontaan vraiment ci ñëw bi ngeen ñëw fii muy ñëw ba ma neex na ndax da ngaa bokk ci li sama mag jooju di wax ne yaa ngi ci digg ñànkatang yaa nga dëgg de sos bu ne ci digg ñànkatang waaw yaa ngi ci biir culture bi ndeysaan waaw te loolu aussi da nga bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di bëgge waaw yow tam ngay def loo xam ne nit ñi dañ koy gis ba pare di ci jàngee di ci jëlee merci beaucoup te loolu rek moo tax ñu dugg ci yoon wi bokk ci. dëgg la wax nag man maay kan moom defe naa du bariwul solo. déedéet amul solo quoi xam nga li am solo mooy jéem àdduna bi ñu fi nekkee jéem a nekk ñoo xam ne dañuy jëriñ. am njëriñ quoi. yàlla nu jéem a nekk am njëriñ te yàlla nu yàlla def ñu nekk ñu am njëriñ. suñu xeet ak suñu njaboot. amiin waaw jaajëf mais grand xam nga man yow sa jotaay daf may neex. parce que dafa free dafa free de kii gars yi bu leen yaakaar ne gars yi ne ci série yi kii leen mën de artiste comédie lépp la mais grand sa musique bi dañoo dem ba benn moment plateforme musicale bi bougé tul dematul waaw mais lan moo waral loolu ak musique sénégalaise léegi ni mu jékkee-jékki rek ne tekk waaw musique bi il faut que mu ne tekk parce que ko xamatul fa nga jëm di nga taxaw dañoo ñëw li duggandoo ci musique bi bari ci secteur yëpp dañoo dem ba ci yàgg musique bi mu nekk gars yi am ñu bari dañ ko def tremplin. ça veut dire. tremplin cela veut dire que tey man tey danaa dem defi théâtre. waaw parce que dafa xew. waaw dafa xew. waaw maa ngi gis bon waaw Assane mu ngi kii non Assane manuma waaw xam nga ñu bari bu ñu dugg si noonu. ak ñi nga xam dañ ko jël mën a bañ su ma demee bañ xàmmee ma ci théâtre bi wala ñu xàmmee ma ci musique bi. ma defi leneen mën naa fee jaar génne dem defi leneen maanaam buntu lañ boo xam ne caabi la boo xam ne yomb na pour nit ki jaar si dem tukki dem toog. non mais musique bi nag grand nag vraiment
man su may xool dafa sooxee par rapport ak mbas mi fi mu toll nii parce que aussi dañuy dugg ci mbas mi xool li mu def ci musique bi avant mbas bi sax dafa xawoon ralentir mbas bi ñëw moom dafa yóbbu gaay terre mais grand nan ngeen dundee mbas mi. dundin bu métti. dundin bu métti parce que loolu la bett rek man la. dundin bu métti daf ñoo kawute bon te jàmm mënu lu dul bu ko yàlla nattoo mu sant ci borom. dëgg la waaw nangul ko dëgg la. bi mu ñëwee fekkoon na ñun ñu ngi nekkoon ci benn combat mooy que ñi nga xam ne ñoom ñoo yoree wàllu musique muy Sodav. benn. waaw nii nga xam ne moom la ñu yoree musique sénégalaise. ok Sodav moo yor musique sénégalaise. waaw moom la ñu wax ne moom lañ ko dénk. waaw léegi loolu bi ñu xoolee ne Sodav dafay jëlee BRZA bi muy fi nekk ñun ñii daanañu feeku ñaar ñett. ci at bi. waaw ak SACEM. ok mais Sodav kii dafa ñëw yokk non au contraire. bon. Sodav dafa xool ne bu ñëwee ku doon am benn fukk ngay am. su Sodav ñëwee ba léegi 4 ans 5 ans ñu ngi ciy dugg Sodav benn yoon ngay fayee ko ci at mi te xamuloo ñaata ngay am dañ daan añ di reer di ndékki ak BSDA Sodav bi mu ñëwee ba léegi ndékki bi ñuy ndékki sax xamuñu kan la. non grand di ngeen waaye xanaa. mais grand Sodav man yaakaar naa ne ñoom bi ñu ñëwee au moins gën na li fi BSDA doon def ak SOSEP. non du tout. ouais. man fekkee naa BSDA Sodav biñ koy andi bokk naa ci ñi fa nekkoon te dafa bari ay affaires yu am biir Sodav yoo xam ne nii dafa jéggi dayoo. ouais. xam nga ñun ñu ngi doon wax ne Sodav gestion bi doxul gisuñu suñu bopp coow li jóg ñu dem ci ministre de la culture wax ko daanaka dafa amoon foofu ay jàppante. ñu fa demee parce que waa Sodav a nga fa woon ak ñun. bon bi ñu demee ba ci biir le ministre en personne moom moo dem Sodav bi mu xoolee Sodav ni Sodav c'est inadmissible mënuloo jël 2 milliards xaalis jàmbur inadmissible xaalisu jàmbur nga recruter ci. 2 milliards yi mooy yi état bi joxe pour Sodav waroon ko tas pour artistes yi. waaw mais artistes yi ñoo ko moom. c'est vrai parce que Sodav en principe li ko fa tax a toog mooy artistes yi. ma laa lay expliquer lu tax doxul ñu jël 1 milliard yi ñoom pour seen fonctionnement. xaalisu artistes yi quoi ñu def ko ci seen fonctionnement. merci beaucoup. def ci ay séminaire recruter ay nit yoo xam ne boo demee seen biir seen i mbokk ñoo fa nekk. def ci ay formation ba pare loué ci benn immeuble fii cité kër góor gi. di def lu leen neex quoi. waaw loolu ministre moo ko waxal boppam ñu naan déet 2019 bi ñu génnee seen rapport 2019 ñu ne percevoir nañu 800 et quelques millions. mooy recette yi ñu jël ci artistes yi. waaw yi ñu récupéré pour jox ko artistes yi ñu jël 800 et quelques millions jël 542 millions ne mooy seen fonctionnement. non mais Sodav a ngi def lu leen. mais xoolal man binduma ko ñoom ñoo ko bind. non attends parce que main d'œuvre war ta gën a mën a cher prix matériel. mais yow xam nga dafa yomb nga toog nga ne mu ngi dox. yow ma fa nekk bu ñu la laajee nga ne mu ngi dox xam nga mu ngi dox ci yow. waaw parce que dafa am ñu muy dox ci ñoom. waaw parce que mu ngi dox ci ñëw. ñu loolu la ñuy wax. ñu toogaat ñu ne am na ñoo xam ne ñu ngi Sodav ñu ngi sàcc ay quittance ñoom ñoo ko bind de quittance di ko jaay di ci def ay boobu ba léegi xamuñu léeboon fa mu mujj. xamuñu kan la quoi. te ñoom ci seen biir la. waaw waxuñu ci de. c'est pas possible. kii ñëw feebar bii ñëw. ci mbas mi nii. mbas mi ñëw. parce que ci mbas mi sax doguma la mais man bi ma déggee artistes yi gars yi dañ leen a jox 125 000 xaw ma. 125 000. mais attends
mais yow bokk nga ci ñu jox 5 millions parce que il paraît dafa am ñu jox 5 millions moom ponkal jox nañ leen 5 millions. man xëy na yow 5 millions man moom du ma ponkal xam nga man 126 000 dégg ma la 126 000 non grand laal nga ci 5 millions yi moom kay neel Sodav jox na la waaw nga bëgg xam naa ñu ne la xam dañu la jox ñoom xëy na am na ñuy jox xam nañ leen mais man moom sama aqulaay taala laay wax sama diggante ak sama tray bàmmeel Sodav gi ma fa demee dañ may jox ne ma da ngaa am fii 126 xaw ma 1000 ma ne leen may naa leen ko loolu saaga la pour man. ah bon waaw nga may leen ko yow ah non gars yi nag non attends Sodav nag mi ngi déconné parce que man bi ma defee recherche dégg man yenn artistes yi ñu ne wëy Sodav am na punkal yi il paraît matuñu sax ay 5 punkal xaw ma 6 lañ jël ku ne na jox la 5 millions mais yéen ay 125 000 mais loolu mooy lan. yàlla xam na ne loolu xëy na ñooñu ay seen i nit la ñu nekk. ah loolu la mën a demee kay. li ma jàpp mooy Sodav dafa am lobbying si biir. te yow bokkoo ci lobby foofu yow. parce que man ba bi may ñëw dans ma tête je me suis dit que 5 millions moom laal nga ko yow parce que punkal moom mënuñu ko lim Sénégal te bokkoo ci. grand Assane mën naa waat si téere alxuraan. rawal xam nga man maa ngi ni di nëbbu nañ loolu li ñuy wax ñoom ñëpp dañ ko seetaan. waaw ku la ci ne mos naa gis mos sama siin fañ koy waxantee sax li ma leen mën a waatal mooy ba ma fa demee fan yi passé dañ ma ne kaay jël sa xaalis ma ne jëluma ko ban xaalis ñu ne ma ne man boobu xaalis moomu ma ko ba xaalis boobu dafa mel ni insulte la ci man mënuma toog 4 mois liggéeyuma yore sama njaboot ñuy añ di reer di ndékki. école yi ak yeneen école a ngi nii di waaj a ubbi njëkkati 125 000 jox la ba pare ne la tëjal mooy 4 mois yi léegi tëj nañu pour 3 mois. donc ça veut dire que dootoo liggéeyaat pendant 3 mois de plus. léegi muy 7 mois. muy 7 mois. lépp ci 125 000 lañ ko tënk jox la ko yow. waaw ñu ne noonu laa ko mën a jàppee. effectivement. nañ ma wax beneen solution léegi ñii nga xam ne ñoom ñu boot muy ministère de la culture bi nga xam ne bànqaas bi waxal ñun musiciens yi mooy Sodav histoire affaire bi xaalis bi ñëwee dañu ne bon ñoom dañ koy séddale ñi naan nii lañ koy séddale ñu ne dañ koy séddale ñu ne leen ok kër bàyyi jàmbur kañ booy séddale alal jafa nekk war nañoo xam ñaata lañu. ah mais est-ce que du artistes yi bari trop ci xaalis boobu yëpp ku ne mën a am 125 000. waaw mais foofu laay ñëw. Sodav dañoo defoon ay 6 000 et quelques membres après ñu def 7 000 dem nañ ba 8 000 ñu ngi nekkoon ci diggante boobu ñun ñii man weddi naa ne Sénégal amul 8 000 amul 6 000 amul 6 000 musiciens. 6 000 bari na de. déglu rek. alhamdulilah. bi milliard bi biñ ne Sodav ñoo koy séddale dañoo am benn ku génn ne 11000 la ñu 11000 musiciens. et dañoo augmenté. waaw léegi barki démb dafa am ci benn télé président conseil bi d'administration bi mu ne ñoom dañoo defar seen liste jox ko ministre bi moom moo dépouillé ba ñu mot 11000. ok donc ñoom dañoo def seen recensement mais ministre bi moom moo def kii yam quoi. man li ma bëggoon xam mooy. ñun bi ñuy kaas naan 11000 amuñu 6000 7000 ñoom ñoo jël 11000 nit jox ko ministre bi. wala dañoo jox 6000 dañoo jox 6000 7000 personnes ministre bi mu yokk ci ay musiciens. mais non mais question boobu ngay posé aussi grand dañ ciy teg baaraam tuuti moo wax ci ministre bi parce que man aussi man mënuma gëm yow borom kër nga jël sa njaboot tas leen ne leen dem leen liggéey maa leen sant lii. ñooñu ñëw di la wax lu bokkul ak li xew te nga teg ci sa bët mais la faute kay man pour man du Sodav quoi ministre bi ci boppam la parce que ministère aussi culture moom it dara tax ko fee toog dul culture bi. loolu foofu laay ñëw après. ah oui parce que man mënu ma comprendre. li nga man Assane dafa am loo xam ni mooy li may wax barki démb ci ak sunu association ak sunu collectif boobu ñu ooyee say wi. waaw ci loolu laa bëggoon a dem lan moo tax nga créé loolu. li may njëkk a déplorer mooy le manque de respect. bi ñuy vis-à-vis à qui culture bi. ci président ci ñëpp ñun wegguñ ñu. pourquoi. Assane feebar bi bu ñëwee Sénégal ñu ngi ko fi dégg kan moo ko fi dugal
xanaa ñu nekkoon ci dëkku chinois yi di dugg si. buñ ko andee ci dëkk bi ñan ñoo ko tas. aéroport la ñu jaar dañu bàyyi leen ñu dugg. waaw après ñu wër di circuler ci nit ñi. est-ce que musiciens yi ñoo doon circuler di ko culture bi ñoo doon circuler di ko séddale wala transport bi. non 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 musiciens yi moom parce que musiciens yi sax man def nañu sax ay musique ak lu ne pour ñaax nit ñi ne leen moytu leen def leen lii. loolu moo lay won manque de considération bi ak manque de respect bi ñu manque respect moment bi ñu tëjee ñëpp ne leen tëj leen ñu bàyyi ñëpp ñu liggéey ñu ne ñu yéen toog leen yaa ngi nii toog gis nga garage bi fii. waaw car yi 60 personnes lay def. mooy bus bi nii. waaw jëm ñi jëm côté Tamba jëm di wër àdduna di dem aéroport yi boo xoolee ba léegi ñu ngi fi andi ay cas importé. je te jure. oto yi circulation bi ñu ngi daw ba léegi di ko dugg ci àdduna bi di daw. et puis respecté wuñu sax mesure barrière yi. ba léegi ñun waxuñu ñooñu dara. en fii université ubbi nañu ko. est-ce que kan moo war a gën a responsable ñun ñii nga xam ne biñ ne feebar bi am na dañoo jóg bind ay morceau def ay yéen ñii ñi nga xam ne ñoo nekk ci théâtre bi ak comédie yi dañoo def ay sketch waaye lu ne pour sensibiliser nit ñi yu ne jàll na def waaw nañ léegi ñun bu loolu amee ñun lañ wax ne tëj leen mais dama ne Assane bu ñu ñëwoon sa kër tey ne dañ lay tey sa njaboot gi ñu war a tëj quartier bi nga ne man maa moom quartier bi sama quartier bi kat dañoo war a dund bu leen di tëj war naa tax nag ne damay taxaw nag def leen attention sama quartier bi toog nañu te lii ñu leen jox nii doyul ginnaaw bi ñuy remercier le président de la république nag parce que dañuy wax ne uude ni mu la gisee la lay ëwalee. effectivement. bu ñu joxee ñeneen ñi añu xaalis bu bari ñun ñu jox ñu loolu cela veut dire que ñun ñoo taxawaay boobu parce que joxuñu cër bi ñu war a jox parce que ñañu jiital pour ñu waxal ñu taxawaayu bañ taxaw moo tax ñu jox leen loolu ñuy xëccoo ko dal dañ président lañ ko présenté rek lay joxe. effectivement moom yëgul parce que moom rek à lui seul mënul gérer lépp dafa jël ay nit ne leen yow yoral li mi ngi mel ni yow ci orchestre bi yaay way kii yooyu tëgg kii moo yor guitare bi kii yor clavier bi mais c'est ça après ñu dajale nag mu neex. waaw léegi nag bu fekkee ne ñun sa waa kër dañ ko ne kamaj tëj ñu ne tëj nañ leen encore 3 mois nga toog noppi est-ce que mos nga dégg benn yoon suñu ministre def déclaration ci affaire tëj bi ñu tëj musiciens yi. gannaaw loolu dama ciy wax ak Super Evans news yëpp fii lay génne monsieur le président de la république di président de tous les sénégalais li ma lay wax mooy en tant que artiste di rencontrer ak artistes yi certes def nga sa li nga mën yëpp macha allah ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax macha allah ci li nga def ci artistes yi mais nag del vérifier la confiance nag moom il faut de vérifier quand même parce que c'est très important am nga confiance jox ministre bi jox waa SODAV mais monsieur le président woo leen ba pare woo artistes yi ñu toog nga waxtaan ak ñoom am na solo culture baa ngi sooxee mi ngi soox te nag boo deful nànk nag culture bi te bu tëddee nag monsieur ba dina dal kon réew mi de. non da koy dal. day dal réew mi xam nga li tax mu métti Assane wax ñun ñi nga xam ne ñun li ñuy liggéey suñu ñaq lañuy man am na yoo xam ne mënu ma ko. dañoo am fit sax quoi. mais loolu dañoo néeg. yow nee nga 11000 musiciens te mën naa waat ci téere alxuraan ñoom seen bopp am na ñu génn seen biir ne am na ci ba ñuy wax ne 100 et quelque am na ñu fayee ko ñetti yoon. SODAV ci biir conseil d'administration dafa am alal joo xam ne dañ koy war a joxe jàppalante ko am na ci 10 personnes yoo xam ne membre lañ ci SODAV 10 yoo xam ne dañ leen a financé ñoom ñoo leen financé ñii benn yoon ñii ñaari yoon. seen festival ay ma ne. ma ne attends mais kan moo ko yor du ngoone. mais ma ne la wala du ngoone. déglu ma wax la Taba xool ma ko rek du dañuy waxtaan Taba waaw woo ko mu ñëw ma ne la ñoom seen biir la li ma lay wax man bindu ma ko ñoom ñoo ko bind. mais loolu laa lay wax mais raison boobu ma demee la mais Ngoné Ndour moom mi ni Taba mais Ngoné xam na musique quoi war na xam ñàkku artiste quoi Ngoné bu fekkee moom mooy président bi non. parce que xam nga boo nee xam nga bu ñu waxee tur rek. dañuy foog ne ñun moom la ñuy xeex. waaw non mais du cible nag mais nag moom lañ koy. Taba alma kii ma la joxoon papier yi ma la joxoon papier yu sayu. c'est pas parce que dañuy dal Ngoné non Ngoné daluñu la de mais dañ ne yow yaay njiit li comme ni ñuy waxee monsieur le président parce que nag équipe si y a victoire. c'est l'équipe mais si y a défaite nag c'est l'entraîneur. mooy yu bari yooyu ma la joxoon waaw boobu la voilà. voilà xam nga.
xam nga dafa am loo xam ne dafay am. ñun ñu koy dund. collectif bi ñoo lay wax nii lii ñoom ñoo ko bind seen rapport 2019. xoolal ci page 37 du rapport. Fonds de l'action culturelle. Élie Charles Moreau financé nañ ko ci conseil d'administration bi la bokk. te Élie Charles foofu la bokk. waaw. merci. association des métiers de la musique AMS. AMS waay. def jox nañ ko ak Daniel Gomes. te ñëpp te Daniel mu ngi foofu la bokk. festival Guédiawaye bii rap bay rap Fou Malade ci biir la bokk. jox nañ ko waaw. 20 ans anniversaire l'association des métiers de la musique AMS encore financé nañ ko waxuñu la ñaata dañu rek financé nañ ko. festival Taasu parrainé par Aziz Dieng. Aziz Dieng. moom mooy président moom moo yore copie privée bii waaj a jóg nii moom lañ ko jox. waaw. festival Kaay Fecc Kassira Diagne. Kassira Diagne. mu ngi ci biir. mu ngi ci biir aussi. financé nañ ko. festival Yaakaar Pendra. Pendra Ben. financé nañ ko mu ngi ci biir. Optimiste production de Pendra muy 2 fois financé nañ ko. Optimiste Seydi Sow cérémonie dédicace livre financé nañ ko. ci biir mu ngi ci biir. Djibril Diallo Safra membre conseil d'administration. financé nañ ko. Massamba Gueye conseil spécial du président de la République financé nañ ko. Massamba Gueye mooy docteur Massamba. waaw. moom foofu la bokk aussi. waaw léegi ba léegi mënuñu laa wax ñoom kenn ku nekk ñaata lañ la jox ci suñu xaalis. mais loolu yéeme na nga. te yéen amul sax kenn ci yéen ci mooy ku fa nekk sax au moins di représenter directement. 36 membres moo nekk ci yi ñu wax moo nekk membre collectif seen ci SODAV bi conseil d'administration bi. musiciens yi ma ci xam man Vieux Mag la Fou Malade Alaaji Man ñeneen ñi ci tur laa xamee mos ak Rageman kii Fall kii waxoo. mais Guissé Pène bokkul foofu. non man duma wax ci lu ko bokk. non bokkul déet lu tax grave. non je ne peux pas parler de ça bokk fa. mais lu tax doo wax ci Guissé quoi. parce que non Guissé dama ci wax non. Guissé Pène dafa fës ci aar bi quoi. waaw mais kooku moom yàlla xam ne du ma ci wax parce que bokkul ci sama. ok bokkul yow ci. waaw man ñi may waxal mooy ñi nga xam ne ñoo yor sama yëf. mais Guissé daal doo wax ak moom. non du ma wax ci waxam parce que bokkul ci ñi yor sama yëf. d'accord kon waaw bokkul ci sama yëf waaw. xam nga ñooñu ak Iba Gueye Massar. Iba Gueye Massar waaw. léegi SODAV 80 wala 90% alal ji ñuy jël xaalis bi ñuy collecté 90% yi musique moo koy andi ñaata musiciens ñoo fa nekk ñu ma la wax am na 36 membres. 36 membres. waaw ñu jël ci 4 xaw ma 5. du ma ci xam man. waaw mën na ko ëpp nag. ñoom ñoo bind lii man bind ma ko lii si seen xaalis bi ñu séddale si kii bi la mu ngi nii li ñu joxe ñi jàppale nee nañu te ñu bokk ci biir collectif te ñu bokk ci conseil d'administration. mais nag loolu nag la faute nag à qui parce que man grand man mënu ma comprendre l'artiste yéen ñaata ngeen ci ay artistes yéen a ëpp équipe bu SODAV bi mais lu tax amu leen association bi nga xam day dem di xeex loolu pour mu dakk parce que laxisme boobu dafa war a jeex. non moom la ñuy xeex ni mais nan ci nan. xam nga amoon na fi ay association yu fi nekk. waaw gis naa ay mouvement rusé ay association des xawma lan. waaw mais musiciens mais grand yooyu mais loolu yëpp ay association la ñun nekkuñ ci lancé association dañoo nekk ci collectif. collectif mooy xam ne mën ngaa bokk fu nekk ñëw bokk ci parce que li ñuy xeex nag. pour ñëpp bu sottee ñu nekkoon ci association yi ñëpp a ciy jëriñu. li ñu njëkk kay mooy ku ñu wekk ku ñu respecté et puis mu war a jeex nag yelwaan bi ñu musicien bu tëdd feebar artiste ñu nañ ko ñaanal. man looloo ma jaaxal grand. waaw loolu moo war a jeex. loolu tamit loolu grand c'est un cas parce que man loolu je me suis dit que. waaw naka ngay amee 2 milliards. naka ngay alal jooju yëpp nga koy jël ci artistes yi di jël 300 millions di ko séddale yow 11000 musiciens nga wax. waaw 300 millions boo leen ko séddalee ñaata la ñu bu fekkee 11 musiciens man je me dis non 11 musiciens amul fenn fii au Sénégal 11000 musiciens
musicien bu nekk ak yow si nga bokk xëy na man si laa bokk ak sama njaboot gi nekk fii nag. waaw waay 11000 multiplier ko xëy na par 3 ndax njaboot bu dee kenn ku nekk am na njaboot. am nga njaboot di nga am au di nga am waaw léegi cela veut dire que culturellement on a formé defar nañu plus de 20000 chômeurs pendant 7 mois 6 mois. Ce qui n'est pas vrai. amuñu 11000 loolu métti na loolu métti na yow mi da ngay dugg ci boîte yi. oui. da ngay xool orchestre yi joué te xam nga leen orchestre yi boo dindee ñeent juróomi orchestre fii Sénégal yi ci des yëpp chanteur bi rek mooy changé orchestre yëpp ci ginnaaw ay les mêmes musiciens lay nekk. c'est les mêmes musiciens effectivement parce que ñoom ñooy tourné. ban orchestre nga am xam kaw la parce que léegi sax non dooguma la sax pour dëggal loolu léegi musiciens yi ay requin lañu ñoom ay requin lañu ñoom dañuy tëggal kii c'est vrai ah amul changement yokkuñu moom. waaw léegi contraire sax dañoo wàññi parce que am na ñuy amatu ko ñibbi nañu am na ci période bii ñu jaay seen instrument. non grand nag y a problème. mooy tax may wax. non il faut moo taxoon ma ne tey jii vraiment damay sant gërëm seen teewaay fii parce que li ñuy wax nii kenn ku nekk nopp dëgg du romb nopp. est-ce que normal na ñoom tey ministère de la culture ak ñi may liggéeyal ñëpp ak la nekk ñuy liggéey Sénégal yëpp di fayee ko par weer seen i doom yi école di tijji ñoom ñu fayee ko dem di dugal seen doom. ñun suñu doom yi toog fii te ñun laajuñu ñaanuñu dañu wax ne dañu bàyyi ñu liggéey li ñuy jox xam nañu mënu dem li fi nekk tey jii muy SODAV liggéey bi muy liggéey ñun ñëpp xam nañ ne du yoon. léegi yaa ngi nii ñu ngi wax ne SODAV dafa war a dem jëli droit lan la ñuy waxati ay droits yi ñu war a récupérer ji te droit boobu y a une personne boo xam ne nee nañ moo fa nekk mooy copie privée. copie privée moo ëpp xaalis. waaye mais copie privée balaa nga koy jël am na loo xam ne yow SODAV mën ngaa dem jëli uti xaalis mais nangu ki la war a contrôler ngi nii état bi dafa wax ne année bu nekk war nañu contrôler SODAV koo xam ne nii dañuy andi waa ñi nga xam ne ñoo yeyoo pour contrôler société bi. waaw ñu ñëw waa auditer 4 ans yi ñu fi nekk yëpp kenn mësu leen contrôler. ah oui waaw léegi nag nga ne yow mën ngaa dem uti xaalis waaye mën nga pexe mi nga mën a dem bu uti xaalis mënoo ut pexe moo xam ne dinañ ko jël pour ñu contrôler sa xaalis bi. bëggoo mu leer. non c'est impossible loolu mënul loolu la ñu wax moo tax. man loolu moom je suis pas d'accord. waaw loolu moo ci nekk nag. sérieusement je suis pas d'accord parce que tamit quoi qu'on puisse dire aussi toujours li may wax rek sama wax day ñëwaat ñoom buñ fa nekkee yéen a tax. non de ñoom buñ fa nekkee. seen bopp a tax léegi. waaw mais yéen a leen fa teg pour ñu liggéey. loolu moo tax xam nga li ñuy wax nii ñun dañ ko teg fu leer. lii ma la lii ci ñoom la. vraiment lii ñoom ñoo ko génnee ci seen bilan seen rapport 2019 man binduma ko ñoom ñoo ko bind. ñoom ñoo ko bind. mais lii doy na war a. ma ne ko ñoom est-ce que doo leen bàyyi métier art bi kon dem def leneen. lu ñu defi. déet man damaa xam ni kat bu fekkee ne nii ngeen nar a dundee kon dafa. mais nañ ko wax kon moom la ñu nekk nii di wax. parce que tamit xëy na ñu ko war a dégg bu ñu ko déggee dañ xam ne ñii dunduñu. non kon nañ ko dégg nag kon nañ ko dégg de. ñu ko war a dégg dañ ko dégg xoolal ñu ngi. parce que man vraiment li ma jàppoon sama bopp yëpp bi ma ñëwee man damaa jommi man yaakaaroon naa ne grand vraiment bokk nga ci 5 millions yi yéen a ngi bien vrai que parce que mënu ma comprendre ku liggéeyul pendant tant de mois ci loo xam ne yow da nga naan récolter xaalis man je sais très bien li ngeen daan am par guddi ñu xañ leen ko pendant des mois di leen dajale di leen jox 125 000. 126 000 man bu ma sax 126 000 boobu mooy chaque semaine sax da ngeen ñëw ñu jox leen 126 000 au moins ba affaire bi jeex et puis bu ñu jógee ci loolu dal ci aussi léegi artistes yi ku ci dem grand théâtre wala beneen di tëggi non dafa mel ni dëkku jàmbur ngay dem. mais man la grand théâtre moom beneen domaine la foofu. non beneen domaine la. ah oui. grand théâtre rek Sénégal non man la xoolal boobu beneen émission la. beneen ay kayit laa lay tagal man ay kayit. waaw mais non mais attends kon nag da leen dem ci arène ba kon di fa tëggi. mais xam nga dafa bari damay wax li may wax lépp dafa nekk ci ñàkk respect. yow grand théâtre balaa nga fay dugg da nga fay 4 millions wala ay quelque. balaa ngay yéeg ay mot day nga dugg fay police fay gendarmerie fay SODAV perception. te SODAV tamit dafay récupérer. ay ilaha illallah te SODAV boo fayee ko fi mu ne nii bu lay fay nii xam nga lu muy def occasionnel rek du la wax mukk yaa ngi
maa ngi ko jëlee woon ci boîte Assane wala déedéet doo xam nan la. non Pape non bàyyi la nga defaat non bul ma rey waat. barke alxuraan billaahi wallaahi tamit man mënu ma ko man sama émission man dafa mel ni dafa commencé yàqu quoi gars yi parce que man dama ñëw non sama yaram dafa simee ko xam nga dama simee quoi. non sérieusement dama yërëm artistes yi quoi. billaahi jar na non wallaay li mu wax nii sama xel dafa dem ci lu bari ne kon lii mooy waral kon artistes yi ku ci feebar ñu ketal la damay gis léegi man finalement art dama naan finalité art au Sénégal mooy boo paree dañ lay ketal. waaw mooy loolu man looloo ma métti. mais xam nga fi mu ne nii kan mooy jàppale ministre kan mooy jàppale culture. waaw ñu ngi feebar ñëpp ginnaaw yàlla ñu wax ko nag. kan la soxna Marième Faye. ah bon. waaw grande dame. waaw première dame moom. ah oui. musiciens yi ñu ngi koy gërëm ndax ñi fi feebar ñëpp fu mu ci dégg dina ci def dina fexe ba faj la. ah mais loolu devoir am la. waaw devoir am la mënoon na ko ca bañ a fekk. mais devoir am la. waaw mais devoir am la mais mënoon am na ñoo xam ne seen devoir la xam nga tey ji yow li la war defaloo ko keneen di la ko defar pourtant délégué nañ ko ay nit ñu ko war a def. te defuñu ko pourtant xaalis ba ko war a def mu nga fa buñ ko toppatoo war na topp du yegg ci moom mais moom mu ngi koy def rek parce que dafa jàpp ne ñëpp ay doomam la ñu ñëpp ay magam la ñu koy est-ce que moom aussi du politique am quand même pour peut-être arranger sa famille. ay son mari xam nga même ñu bari ñu ngi politique mais politique wuñ ci loolu politique wuñ ci jàppale nit ki ba mu sonne dañu politique rek tey jii su ma la ko waxuloon wax ak ñeneen ñu ma ko wax nii doo ko yëg mu ko ci moom xëy na doo dégg mu wax ko moom du nekkul foo ko xam boo xaw ma ko ci moom nekkul di génn ci mbedd mi naan maa def lii ak non moom da koy def bu ko yëgee def ko bu ko yëgul xëy na yëgu ko mais man yi ma xam yëpp mu yëg ko yàlla xam na ne def na ci am na nu mu ci def. participer na ci quoi. waaw participer na ci te loolu li may tax ne mënoon na ko ci bañ a fekk bu ma la ko waxuloon doo ko yëg. mais ñi nga xam ne dañ leen fee teg pour loolu mais. doxuñu ko. waaw loolu mooy tax ma ne côté boobu dama yaakaaroon ne artistes yi xëy di daanu ñu leen di ketal peut-être que xon yi ci biir la ak flèche yi gars yi sànnante moom pour man gars yi yéen ci seen biir yéenay defante yoo xamante ni saway gaal bi day jékki-jékki xew rek daanu tëdd saway jékki-jékki ba xew tëdd saway xool gis nga ay gars yi ay defanteeg yooyu noonu man de Amadou Fall nekkuma ci làmb man xam nga lu may def musique waaw mais musique bi ëpp loolu gars yi dañuy tojal ay nen di la sampal béjjén xoolal ay nen ak ay chameau di ko wékk ci xam nga man li ma war maa ngi koy def li ma war maa ngi jéem a xool sama borom di jaamu di jéem a def li ma man sama kéemtalaay kattan di julli di woor di ko def ci temps di ko teg ci temps dëgg la grand bàyyi sama bopp sama borom di def nag sama métier di bañ a tooñ li may wax nii bu doon affaire u jàmbur la doo ma ci dégg ay toj ne nag yooyu ay toj ñooñu xëy na ñooñu foofu la seen xam-xam toll wala wóoree ne boo tojul nen doo yegg nga bàyyi li waaw ñun ay toj nen toj nga bàyyi li ngay def wax nga dëgg de mais sinon comme fi mu toll nii moom vraiment grand waxtaan ji neex na mais émission bi nag day waaj a jeex mais dama bëgg nga wax ma tout à l'heure dañoo commencé benn affaire sa association benn say boobu benn say la tudd. say wi la tudd. say wi waaw d'accord mais say wi fu mu toll moom yéen da ngeen ñëw pour contrecarrer SODAV wala da ngeen bëgg ñëw dal ci ko. du affaire contrecarrer sax say wi SODAV dafa bokk ci li ko tax a jóg départ mooy tey jii bi ñu jógee dañ ne lii bokk na ci li ñu tax a jóg mais culture bi en général moo tax a jóg SODAV. pour ñu delloo ñu su àq jox ñu su cër ak respect SODAV pour que ñu xam ne li fa nekk newuñu SODAV baaxul déedéet ña ko gérer ñooy pasar suñu alal. loolu kay mooy SODAV baaxul parce que ña ko gérer leen tax a toog. waaw léegi nag loolu la ñuy dénoncer. te SODAV moom artistes yi attends doguma la grand musicien rek lay fay ñoom duñu fay comédien duñu fay. yow comédien yaa ngi fa dañu war a fayeeku. ah bon loolu de mosuma ko yëg. dem leen fa seen série yëpp dañ leen war di fay. yow kon yéen a ngi. man damaa xam ku fa ne. mosuñu maa woo xaw ma leen de. da nga SODAV bii ma li tax ma ne la doxul parce que information yi dañ leen war a fekk si ñaareel bi mooy SODAV bi 4 ans ba léegi amuñu carte membre. non amu leen carte membre yéen. yow boo amee carte membre yi ñu ngi ko amoon sa BSDA ba BSDA amee dañu yore suñu carte membre ba tey SODAV bi mu ñëwee 5 ans ñu si dugg et puis beneen affaire bu ñaaw maa la koy wax ci SODAV bii SODAV bi ñu leen falee
bi ñu renouveler bureau bi dana wëcc ba équipe nationale Sénégal di jouer. ñu bàyyi ñëpp dem te terrain ba seetaan. non avant sax loolu dañoo séddale ay carton d'invitation man mii séddale ñu du ay car yu jóge ci région yi wëcc ba Sénégal di jouer ñu jël benn salle gars yi tàcc ñu delloowaat ña fa toogoon. non billaahi noonu lañ ko defee. waaw non ay kon non lii président dina ko gis parce que président day moom day seetaan site bi monsieur le président. ma ne Sodav wax dafa bokk ci biir. man dama xoolal man Sénégal fii. ku rey musicien rey ma. ça c'est vrai kon su waxee rek. bu caaxaan jeexee dëgg des ku rey musicien fii di nga ma rey ku rey rek di nga ma rey. dëgg la kon nag li may wax nii damay tëdd suba damay njegenaayoo sama loxo dama koy njegenaayoo kon nit ñi war nañoo xool li ñuy def wax amuñu lu ñu ci parce que élection Sodav ñu man dañ ma fekk c'est Jules di séddale ay carte ñii lam c'est Jules Gueye yéen foog ngeen ñëw foofu xool ak say yi parce que jàngkat yaa nga fa waa cinéma ñu nga fa théâtre ñu nga fa comédie mu nga fa ay ñoom Sénégal Ndiaye ñoom Lamine Ndiaye non grand yooyu ah ñoom muur théâtre muur benn jàngkat yi président jàngkatu alxuraan yi laa wax ñu nga fa écrivain yi ñu nga fa ñoom ñëpp dañoo dajaloo boo gisee image da nga xam ndax ñii ay mag ñuy doxantu la wala ñuy showunu mënuloo organiser benn association nga ne carte di def lu mel ni AG wu Sodav wëcc ba Sénégal di jouer équipe nationale di jouer nga woote nga ne jour boobu ngay def équipe duy say kaar yu jóge ci région bi ba mu fees nit ñi di la tàccu di la sabaral nga renouveler waat même bureau bi. loolu nag moom mooy vraie comédie. moom la ñuy def ni loolu c'est ñooñu kon seen place nga. grand léegi dool wala Mbarodi wala Even Prod ñooñu dañu leen war a jël ñu dem foofu jouer ji quoi parce que sérieusement loolu c'est pas sérieux. mais yow xam nga sax boo leen waxee ay Mbarodi ak Pro sax da nga leen di tooñ parce que Mbarodi ñooñu ay artistes yu jam na. parce que ñooñu bu leen mais jël leen comme ay xam nga koo ci wax rek comédie la boo waxee ñu ne la ay artistes yi xam nga jànguñu. waaw dañuy kaas. xam ci artistes yi jànguñu. waaw yooyu la ñuy wax. ñun jànguñu waaye Sénégal bii Sénégal Ndiaye bii bu ñuy wax ci dëkk bi ñi nga xam ne bokk nañ ci ñu koy gérer ñu koy réglé ci xelu nit ñi ak yooyu. artistes yi ñu ngi ci dëgg la de. jànguñu dëgg la de ñun bi tootoo di tapp paate fekk nañu génn école waaye. ñi fekkoon ca Bamba. mais yéen bu tootoo tappee paate kay yéen a ate. waaw ñun ñoo ate xeex ba. non vraiment gars émission bi xam naa ne. non dañ koy non damay ñëwaat. parce que li dafa am solo. non xoolal may naa la xoolal may naa la nga ñëwaat ma may la grand théâtre ak yeneen ak yeneen. waaw yow may naa nga ñëwaat ma may la grand théâtre gars yi wuy ma la mu wax dafa xajul lépp xajul ci cin bi. lu duuf ci nag yi. xajul ci cin bi. xaju ci dañ ko dogot. waaw non du benn nag ay nag la ay def ko ay xam nga marmite yu yam ngeen di cons ba doyal. léegi nag waaw lan ngay tàggoo. tàggoo di leen bég. di am mbégte lool. ci affaire bi nu ñu ko defee. nga xam ne dañ ko def ak amul benn stress amul benn. ak sa man mu ngi mel ni maa ngi woon tey si scène bi. ndeysaan. xam nga bon loolu nag. il faut nga nekk artiste pour mun koo def ak xam nga. mun koo def ak sa moromu artiste. ndeysaan xam nga des fois da ngay libéré nit ki. waaw doo ko andi si stress. dëgg la doo ko poussé ci yenn affaire yi waaw effectivement waaw doo ko jeex. xam nga te loolu lu am solo la. ndeysaan nit ki mën nga ko mën nga ko comme ni ñuy waxee rek xale mën nga ko yar te doo ko dóor. dëgg la. mën nga dégg dëgg li fi nekk nag bu ñu fi waxee loo xam ne ni kenn ku nekk dafa yaakaar ne dañ ko cee gaañ. ñu ngi lay jéggalu. ndeysaan képp ko xalaat ne ñun dem jox nañ ba juum ñu ngi koy jéggalu ba ci kanam yàlla. mais liñ ciy jéem mooy ki ñu bëgg mu njëkk ci jot ginnaaw yàlla mooy président de la république. monsieur le président. monsieur le président dañoo bëgg nga dégg nga xool artistes yi. dund bi ñuy dund. macha allah def nga artistes yi ñu lay remercier ci actes yi nga def ci Covid bi. merci. yéene bi nga amaat pour jox ko artistes yi nii bu dee alal la dañ lay ñaan nga garder ko. d'accord. delloo ñu ñun suñu dignité. ndeysaan. lii di Sodav dañoo bëgg nga saytu ko ñu audité ko parce que bu fekkee ne mooy kër gi ñu war a tëdd. lal ya màtt na. ah kon musiba am na. artistes yi kër ga ñuy tëdd muy Sodav kër ga yëpp lal yëpp màtt na. loolu moom defe naa lii moom bu leerul ci bopp nit ñi moom dootul leer ci bopp kenn li mu wax dafa leer te neex naa dégg dara débordé wu fi nag lépp lu fi débordé nanu jàpp ne waxtaan la rek dañuy fo di kaf mais nag dañu bëgg ngeen tirer ci leçon jël ci njariñ
di leen sant di leen wax ne leen lii mu def ni yombul parce que ñu bari xam nañ noppi ndax réew mi nag toll na foo xamante ni ñi xam danoo xam noppi ñi warta wax ñooy wax ñi war a wax waxunu yaa fi nekk nag taxul nga wax lu la neex moom li mu wax da koo teg ci lu leer teg ay këyitam Sodav artistes yi leen fa teg liggéey leen ngir ñoom it ñu liggéey pour yéen mu doon win-win ku ne gis sa bopp waaye bu ñu demee ba ñu teg leen fa nag ñi leen fa tax a teg nga war leen liggéeyal ñuy am lu leen mitti di jooy yaa problème di leen tàggu di wax na leen nag ñun ak yéen non bii neex na trop non beneen a ngi ñëw ak keneen beneen jour jërëjëf. Events maa ngi leen di gërëm bu baax a baax vraiment parce que maa ngi des fois dinaa def yu mel ni mais day am tuuti benn da ngay am retenu waaw mais dafa mel ni tey jii dama ñëwoon fekk sawaay di jouer rek. orchestre bi rek nga yéeg di jouer rek ma yéeg di bëgg waaye ñu teg nañ ko ci gaam bi ñu ko war a teg. Events maa ngi leen di remercier bu baax ñi nga xam ne ñu koy seetaan di ko déglu di ko xool. ñu ngi leen di baalu àq. bu fekkee dañoo wax loo xam ne nii warawul mais du yéene bi ñu am ci loolu di wax si kanam ca kanam. jërëjëf waaw di nga si jàngee di nga si jëlee.